téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte dalal maître El Hadj Ayeboune Malick Diop moom mooy secrétaire général du SYTJUST du syndicat des travailleurs de la justice maître Malick dalal jàmm ci plateau kennu askan wi. El Hadj Malick jërëjëf si dalal bi ma dalal ma kontaan ci lool. alors tey ñu fas yéene waxtaanee ñëwaat tamit seen wàllum grève yi yàgg na depuis le 15 juin ngeen si grève loolu daan ci ñëw ci kanam tuuti waaye dañuy ñëw yow si tolluwaayu coronavirus bi ban jàngat nga siy def. mi ngi toj dëkk bi ndaxte chaque jour ñu dégg nombre de morts yi muy def. ak gars yi dem réanimation te réanimation phase bu métti la paraît-il ñuy wax na Sénégal yi nañu góorgóorlu rek masque bari geste barrière yi ñu respecté ko. loolu daal mooy gàllaaj bi. alors gis nañ ni depuis le 15 juin yéenay grève ndax suñu fàttali ko grève bi yàgg na ndax dafa mel ni SYTJUST mu ngi soogay grève bu yàggee nii maanaam grève bu tegloo nii ndax soo xoolee grève bu yàggee nii suy fàttaliku atum 1947 su ma jumulee amoon na grève des cheminots bu defoon 162 jours nag grève yi day faral am mais grève bi depuis le 15 juin tegoo leen seen tànk. waaw El Hadj Malick balaa maa dugg ci waxtaan bi. nga may ma tuuti ma jaale. famille maître Mamadou Diallo nekk sunu collègue nekk sunu camarade yàlla def mu gaañu tey. maa ngi leen di jaale ñoom ñëpp di jaale travailleur de la justice yi parce que Mamadou Diallo sunu collègue la sunu camarade la. sunu xarit la bon àdduna moo demee noonu yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla may fameem ak ñun ñi xolu muñ. te lu mel ni ngëj fi. ñu la koy jaar yow tamit. jërëjëf waay am na yàlla bindal tuyaabay jaar. bu loolu weesoo effectivement grève bi gudd na depuis 15 juin ba léegi plan mot d'ordre bu jeex ñu dawal beneen c'est parce que du ñoo subir une agression mënul weesu nga nekk ab sénégalais am ay droit yi nga xam ne yow liggéeykat nga ki nga xam ne mooy sa patron di sa ministre de tutelle ullee mu xool nan la lay yokkalee muy xool nan lay def lu lay delloo gannaaw ak lu lay wàññi maanaam li ñu amoon la bëgg la foqati ba ñu gisee nag ci tànk foqati la nekk ñu taxaw jàmbaar commencé jàmmaarloog moom muy dëgër bopp ñuy gën a jàmmaar nu ñu gën a jàmmaarloo moom muy gën a dëgër bopp nag di yaakaar nañu tokki waaye ñun fas yéene wu ñu tokki ndëgam moom mi nga xam ne moo nekk ci kaw tooñ moo dul sonn saxaatuma ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw dëgg gis ngeen démb li mujj xew contre toute attente dem nañu jël décret bi nga xam ne mooy décret centre de formation judiciaire am li nga xam ne daf ñu cee intéressé ñu modifier ko sans wax ñu modifier ko loolu sax ba mu jàllee doyul ñu jël décret yi nga xam ne moo doon décret yi ñu doon wax leen dañu ko publier ñu jël ko abrogé ko lox ñu def ko nag amaguñu dara lu ñu leer waaye li wóor ba wóor xeex bi moom du léegi lay arrêté. alors loolu daañ si ñëw ci kanam tuuti mais mbir mi suñ ko xoolee ba si biir El Hadj est-ce que nit ñi duñ dem ba jàpp ni mbirum personne la ndax gis na ni yàgg ngeen grève mais grève bi dafa takkarnaase qu'est-ce qu'il y a da ngeen am problème ak maître Malick Sall wala lan moo xew seen diggante. waaw xam nga li am mooy ministre bii nekk fi tey ni muy doxalee la benn ministre mësu doxalee maanaam dafa bëgg créer règle yu bees yoo xam ne mësu am. comme lan. waaw ndaxte dialogue social li njëkk mooy da nga war a respecter nit ñi gis nañu ne amul respect ci nit fonkul nit. da ngay def li ma bëgg wala ma dóor la ñaareel bi da ngay nangu waxtaan xam ne ñi ngay waxtaan la say nawle lañu. mais temps yi waxtaan ngeen recevoir woon na leen n'est-ce pas. xaaral ba nañ naa la egsi ba foofu ñaareel da ngay nangu waxtaan. mooy bu liggéeykat bi tegee lu ñuy wax préavis de grève moom mi nga xam ne mooy sunu njaatige daf ñoo war a woo waaye ñun ba ñu déposé préavis de grève février woowuñu ba juin 15 juin la ñu commencé grève bu ñu woowoon toog waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teraanga. xëy na li ñu naqari ak li ñu metti mënoon nañ ko doxalee naan donc ñun ñu dem ba déposer préavis de grève faale wu ñu commencé grève mu ne nañ ko bind demande audience ñu ne ko nag mën nga ñu yeb benn yoon ba ñu woo mais nag bul xaar ba ñu commencé grève nga bëgg ñu yeb ñaari yoon kenn demandé wuloo audience léegi waxtaan boobu ñu dajee dem ba ay médiateur di dox suñu diggante loolu moo dul woon yoon xam nga foofu lajj mënul weesu foofu bu ñu demee ba syndicat ak ministre de tutelle wala bu ñu waree toog waxtaan ay médiateurs yi dox seen diggante kon lajj ci gestion am na
loolu moo indi affaire bi gudd. mais bu nangoon waxtaan yi jege am rek kon xëy na du ñu egg ba fii. mais ay est-ce que tamit jotul yéen tamit ngeen bàyyi xel bu baax justiciable yi ñi nga xamante ni dañuy soxla di dem tribunal di fa régler seen ay soxla wala tamit lépp lu jëm ci wàllum këyit ak tamit wàllum àtte est-ce que tamit jotul ngeen bàyyi xel ñooñu le waaw xam nga loolu. nit ki nga xam ne duñ ko tooñ nangu alalam kenn ko war doo ko ay àqam doo ko wax bàyyi lépp nga dem xool diw da ngay xool ka tooñ nga ne ko bàyyil tooñ gi fu mu nekk nii état du Sénégal représenté par le ministre de la justice ñoom ñoo waroon am souci wu jox peuple du Sénégal un service public de la justice boo xam ne amul benn problème mais boo xoolee état du Sénégal li muy doxalee léegi. incarné par le ministre de la justice en ce qui nous concerne loolu yoonam newu ci ñoom li leen intéressé fu mu nekk nii mooy defante wan ne du ñu seen moroom du ñu seen nawle comme da ngeen di woote kannasu dañ leen wan ne ñun ñoo la gën a dof di ngeen jaar nii wala ñu damm seen ndigg loolu moo indi coow gi mais bu ñu amoon souci defar service public de la justice ba nga xam ne sénégalais bu fa ñëw di nga am la nga bëgg kon ba coow ji commencé saxaar waxuma la ba muy tàq ba muy saxaar la ñuy woo ñu réglé ko ci suuf. kon bu ñu amee kenn ku ñu war blâmer fu mu nekk nii état du Sénégal et plus précisément jawriñ ji nga xam ne moo téye justice kooku la ñu war a indexé. du droit mais maître El Hadj Aïbou Malick Diop ministre de la justice maître Malick Sall dafa mel ne yéen seen grève bi yëngalu ko de ndax jamono ji mu ngi nekk di tàggat ay agent administration pénitentiaire tàggat bu mat fukki fan ngir ñoom ñu nekk ay greffier ad hoc. waaw xam nga loolu. waaw day wane nag Sénégal yëpp war na tiit Sénégal moo commencé yàqu institution yi ñoo commencé yàqu xam nga tey bu ñu demee tey bay jël ay greffier ad hoc di leen yóbbu ci école boo xam ne ci ay magistrat la war a former jël greffier ad hoc yooyu indi leen ci biir kër àttekat yi ay juge di ànd ak ñoom di violer la loi mënul weesu ngay tenir audience en matière civile xam ne yoon mayewu ko nga jël fa greffier ad hoc jël ay casier judiciaire di ko signaloo ay greffier ad hoc kon ñu xam ne léegi Sénégal moo commencé yàqu institution yi ñoo tekkeetul dara ci bëtu gouvernement bi moom bu ko neexee cëppi waaye man damay tiit Sénégal la ñuy tiit est-ce que waruñu def alt defar suñu réew ndaxte kii ñu teg ministère de la justice gis nañu ne moom jël ministère de la justice service public de la justice transformé ko en arène de combat di xeex suba ba ngoon sonalu ko ñun nag comme nag du ñoo tooñ dañu topp ci xeex bi mais xeex bi doon warul nekk xeexu SYTJUST xeexu peuple du Sénégal yépp la war a doon. alors xeex bi dafa mel ne yéen wéetoo leen si ndax gis nañ waa UNSAS madame Massock jiite ko ñoom tamit dañu bëgg porter combat bi ngir jàppale leen si xeex bi. waaw xam nga tey maanaam xeex bi dafa commencé woon biir SYTJUST biir justice gars yi toog di xool waaye syndicaliste yëpp commencé nañu gis ne li ñu nar a balee après ñoom lay balee ndax état dafa war a am sécurité maanaam boo waxtaanee gouvernement ba tombé d'accord la ngeen tombé d'accord duñ ko war a sàmm imagine la ñu waxtaanoon daaw ak daaw jéeg ba tombé ci d'accord ba président de la république signé ko def ko ab décret daaw lañ ko signé def ko décret ñu bëgg ko indiwaat ren ne ministre yi ko defoon xamuñu dara Malick Sall moo xam dara ne sax décret bi dafa am ay erreur di wax ne sax période électorale lañ ko signé woon ba abrogé ko loolu lu doy waar la moo tax yeneen syndicalistes yi comprendre na xeex bi dootul xeexu SYTJUST moo tax UNSAS woo ñu tey def conférence de presse annoncé Sénégal gi yépp ne xeex bi léegi seen xeex lañu yeneen syndicats yi dañ ci boole dugal seen loxo te fan yi incha allah bu ñu defee dañu def assemblée générale te xam naa ni bu ñu paree dañu déposer préavis de grève général mu laal yeneen secteurs yépp ndaxte bu ñu paree ci SYTJUST li gaañ SYTJUST dina gaañ yeneen syndicats yi mais bu loolu weesoo ñun yemuñu suñu centrale rek ba ñu jógee tey suñu conférence de presse bi dem nañu seeti yeneen syndicat lu mel ne CUSEMS am nañu réunion ak ñoom wax nañ leen li xew xam ne lu jógee ci ñun après ci ñoom lay tàbbi jëlaat ci yeneen syndicats yi nañu gis yeneen syndicats yépp xamal leen ne le syndicalisme sénégalais est en péril parce que nous avons en face de nous
gouvernement boo xam ne lu mu la wax du ko sàmm te léegi leneen moo xew booy commencé grève duñu lay xooqatal ndax xooqatal mënul weesu. foofu laa doon jëm waaw. allez-y xooqatal mënul weesu. ay nit di grève ngay commandé ay article di wax ay radiation gauche ak droite. ak ay sanctions. léegi di menacer ay est-ce que tamit yaakaaroo ne ministre bi su mujjee tàyyi si yéen foofu la jëm. duñ ko ci bàyyi xam nga dafa foogoon ne SYTJUST rek la amel mais bu yàlla defee syndicat yëpp jóg secteur yëpp paralysé nañu am lu leen mot xaftaan ak caaya bay tal SYTJUST ndaxte nag Sénégal kenn moomuñu Sénégal dañoo war a tirer ay leçons yu fi amoon gisoon nañ fi le 23 juin ba ñu bëggee jalgati gu ëpp jalgati nag dina egg foo xam ne di nga foog ne nit ki dalaa ragal mais bu ñu la jugalee rek su ko boobu ngay xam ne cër lañ la joxoon loolu sax moo ñu dal ak ministre de la justice duñ ko joxoon cër ba mu fa duñ ko ragal ñu commencé grève mu foog ne sax ñu ko topp léegi affaire bi egsi na fii te dina gën a xóot incha allah. si seen plateforme revendicative bokk na si li leen soxal mooy CFJ di centre de formation judiciaire CFJ organisation ak fonctionnement wu CFJ di centre de formation judiciaire démb rek waxtaane nañ ko ca conseil des ministres ak projet de décret bi. loolu mbetteel la am si yéen wala. waa am nañu. mbetteel bu mag. parce que ñun dans un état normal booy laal décret boo xam ne dafa intéressé am ñu ay liggéeykat ñu am ay syndicats ñun la ñu tàmmaloon mooy duñu leen ñëw leen lii la ñuy bëgg soppi ñu waxtaan ci ba tombé d'accord mais xeex bi dafa am leneen lu mu wane dafa wane ne ministère de la justice il faut ñu soppar ñi ko maanaam ubbi ko ba nga xam ne yeneen corps dañ fay nekk lu mel ne comme ay administrateur civil lu mel ne comme ay inspecteur du trésor parce que gis nañu buñ ko tëjee judiciariser ko xam ne ay àttekat rek ñoo fay nekk ministre bu fi ñëw ay njaaxum rek lay jur njaaxum mënutoo weesu ay travailleurs de la justice am ay droit yoo xam ne ay décret yu président moo ko signé ñu dem ba dugal ci bopp ministre bi ne ko décret yi baaxul ministre bi dem xaw ma lu mu wax président xaw ma lu mu wax gouvernement ba gouvernement d'accord ne duñ koy soppat ni kon xeex bi wane na ne tey ministère de la justice duñ ko war a soppat ni ba nga xam ne ay corps étranger dañ fay dugg pour ñu mën a xool parce que gis nañu ne ni mu tëjoo nii mooy indi danger yi am ci justice yëpp parce que gis nañu sax léegi les actes yu gën a illégaux ci këru attekaay yi lañ koy gis sànq gis naa benn casier judiciaire boo xam duñ koo defar ne procureur mooy signé côté bi ne côté bi greffier ad hoc waaw kon kayit boobu lu muy jëriñ bu ñu demee ba du faux. ñu koy loolu valable. c'est du faux. maanaam. kon yow da nga bëgg wax ni aussi même procès yu ñuy amal tribunal te ay greffier ad hoc di assister yooyu tamit amul benn kii. greffier ad hoc dafa am fu ko yoon may. yoon dafa ne en matière pénale donc lañ koy def premier tribunal d'instance. ak tribunal grande instance. feneen foo ko def c'est illégal te bu ñu demee nag ba ay àttekat sañ a toog ci illégalité di ko doxal ndax ministère de la justice moo ko demandé. war nañu xoolal ministère de la justice mais nag c'est pas la première fois greffier ad hoc yàgg ngeen grève daaw grève oo ngeen xaw ma daaw géej greffier ad hoc nekk tribunal di signer ay procès te tamit teewul même gis nañ ko sax ci procès Khalifa Sall. mais mbir mi tamit ba léegi nii xam nga procès Khalifa Sall. dégg li ma la procès pénal la pénal yoon moo maye. ne en matière de liberté war nañu mën a may bu xawee jàmp ba jàmp ñu koo xam ne du greffier mu toog fa mais en matière civile greffier ad hoc war fa am cour d'appel. greffier ad hoc war fa am te boo demee cour d'appel da nga fay fekk léegi ay greffier ad hoc ñuy jël ay audience civile. commercial mu nekk loo xam ne lu raglu la. mais dañ leen tàggat. dama ne du question tàggat. acte authentique dafa am koy joxe acte authentique ñiy joxe acte authentique fii ci Sénégal greffier yi la notaire yi ak ñooñu maanaam matière civile c'est pas prévu par la loi àttekat dafa war a nekk koo xam ne ku fonk loi la ku fonk yoon la loolu nag war na indi Sénégalais yi ñu interroger wu ci ban type de justice la ñu am. suñu xeex bi au-delà même suñuy intérêt dafa wane état de droit fi amu fi doole. justice bi dafa bëri problème. mais nag ay suñu waxantee dëgg nag yéen nag suñu leen toppee seen grève yi kenn xamul kan lay jeex ngeen bëgg léegi état bi ministère de la justice taxaw que ni lépp lu jëm ci wàllum yoon dafay taxaw mais loolu du sotti. waaw dama ne. moo tax greffier ad hoc yi tamit xam nga foog ñu tàggat leen. xam nga loolu du solution. waaw léegi bu ko Sénégalais yi bëggee. c'est Sénégalais bu ñu bëggee am théâtre judiciaire
baax na buñ ko nangu loolu ko gêné wuñu mais nañ leen wax ne yéen li ngeen am théâtre judiciaire la doon nit dina fa dem am lu ko metti mu war ko dem faji lu doy waar dal ko fa. kon greffier ad hoc su signé lépp jëm ci wàllum procès civil n'est-ce pas léegi loolu mën na ko rattraper ñu ñëwaat ñu neenal mbir mi wala. bu baax sax am na avocat boo xam ne bu pertee wala plaideur bu pertee day wax ne fii greffier ba toog war fi woon toog mën na indi ay nullité. waaw mais li gën a doy waar xam nga greffier dafa war a nekk nit koo xam ne mooy wóoral justice mooy maanaam tey bu ñu àttee ba wàcce ba jox ko greffier bi day wóor na àtte bi dootul soppeeku mais ki nga xam ne ab soldat la bu ñu àttee ba pare bu nit ñi demee mën nañu soppi décision bi ci gannaawam lu mu ci xam koo xam ne la muy def ràññeewu ci janj ak joor mais boo ko fa tegee lu yàqu. moom. dañuy ñëwaat si CFJ centre de formation judiciaire nekkinam jamono ji ak nekkin bi ngeen bëgg yéen mu mel ko organisation ak fonctionnement CFJ lan la war a nekk si sa gis-gis. CFJ moom duñ ko war a changer profondément man bu doon sama sago la ñuy njëkk a changer mooy directeur bi. te waaye. ndaxte waaye Mamadou Diakhaté bu doon sama sago moom la ñuy njëkk a changer parce que keroog ba ma ko gisee muy layal formation bi lu bëri dafa jóge ci man ak wax fonk ga ma ko fonk mu nekkoon sama directeur. nekkoon àttekat ma nekk greffier am bokk nag man ba ma génnee école ñama njëkk ka ma njëkk yéegal audience bokkoon na ci. naaw googu ba ma ko gisee muy layal formation boobu. maanaam sama yaram dafa simmeeku kooku mooy premier changement. deuxièmement gis naa ci statut bi ñu bind ne directeur bi pour ku ko nekk magistrat dong moo ko war a doon man bu doon sama sago nañ ko def fonctionnaire yëpp mën ko occuper comme boo demee sa école magistrature France ndonte ay magistrats rek ñoo koy diriger mais duñ ne fonctionnaire de la hiérarchie A rek parce que loolu day indi école bi am enregistré am kii nu mu tudd enrichissement maanaam tey xëy na am na koo xam ne bu toogoon foofu buñ ko waxee ne ko lii duñ fi bëgg indi ay greffier dina am fitu ne ko ah monsieur le ministre loolu mënut a nekk. greffier ad hoc jarut a formé greffier ad hoc dangay taxaw ci buntu tribunal bi xool ku mën lire ne ko kaay mais école bu mel nii te li gën a garaaw école bi président de la république da ko ériger en pôle d'excellence maanaam école bu ñu koy def léegi on est en train de le transformer en pôle de médiocrité loolu moo garaaw maanaam gis nga xeex bi bu ñu ci jógee ministère de la justice war nañ ko xoolaat bu baax a baax parce que lépp lu yàqu ci justice gis naa ne ministère de la justice la jógee. alors CFJ parce que lépp lu gor dul nangu rek boo demee ministère de la justice mënuñ ko nangu. CFJ nekk ci biir ENA est-ce que mën nga wax suñu téléspectateurs yi taxawaayu CFJ ak ñan lay tàggat foofu la. CFJ. nekkul ci biir ENA dañoo bokk ay dëkkandoo lañ dañoo dend rek ci koñ. mais ñoo bokk fu ñu nekk. waaw maanaam dañoo bokkul dañoo nekk ay dëkkandoo rek dañoo dëkk rek mais bokkuñu. comme fii rek télé bi ak rajo bi. jeex na loolu la mais centre de formation judiciaire. école boo xam ne la dañ ko créer en 95 tekkale ko ci ENAM bi amoon école nationale d'administration. et de la magistrature loolu lu ñu doon branche magistrature bi lañ jël créer école boo nga xam ne créer école boo nga xam ne day former greffier magistrat ak ñeneen. loolu mooy centre de formation judiciaire magistrat lay former administrateur de greffe greffier éducateur spécialisé. am na solo alors seen grève bi soo ko doon xayma wàllum conséquences yi lan la ak tamit perte ndax maa ngi fàttaliku si atum 2017 xaw ma 2018 am na benn grève boo leen fi grève woon te yàggeewul woon nii sax nga ni ay milliards la Sénégal di perte. xam nga li leer ba leer. période bi yëpp ñuy grève aucune entreprise n'a été créée au Sénégal parce que Sénégal booy créer entreprise il faut nga dem registre de commerce ñu enregistré ko bu loolu weesoo transaction yi ngay def yëpp il faut nga dem registre de commerce ñu enregistré ko ce qui veut dire que 15 juin ba léegi 2 mois ngi nii amul croissance biir Sénégal kon ñun newatu sa fu ñuy compter moom wees na waaw compter moom wees na donc kon dégâts yi kenn xamul nu mu toll sans compter nag nit ñi nga xam ne du ñuy soxla ay këyit biir ñëw tribunal.
mais loolu tamit yéen am ngeen si responsabilité de ñi soxla këyit aussi ak ñi nga xamante ni dañu war a déposer ay këyit si bërëb lu ñuy liggéeyee wala def concours yéen ngeen teggi seen loxo ñoom tamit ñu mën a déposer aya. waaw loolu weddiwuma ko mais dama lay wax benn affaire waxoon naa la tout à l'heure da nga ma delloowaat ci question bi. oui kan mooy responsable bi. waaw mais responsable yëpp soo ko xëj bëggee teg ministre de la justice aussi du sotti. waaw Malick. nit tamit xam nga aussi moom suñ ko laajoon aussi danaan tamit yéenay responsable. nit tamit. dama wax naa la sànq xanaa ma dellu ci waat. nit tamit doone ko jëlal sa métti ak sa naqar ak sa ak sa àq ak yelleef bu ñu nangu nga muñaale ko dem liggéeyi loolu kenn mënu koo wax nit xam nga looy wax ka nga xam ne moo nekk ci tooñ ngay ñëw jàpp loxoom ne ko bàyyil tooñ bàyyil ki ngay jaay doole bàyyil ki ngay néewal bàyyil ki ngay foqati alalam bàyyil ki ngay jéem a raje ñooñu la ñu war a waxal bu ñu waxee ak ñoom ba pare ne leen li nga xam ne mooy seen àq seen yelleef te ngeen digaale ko na ngeen ko mottali léegi bu ñu amee loo xam ne sax joxe nañ ko ñu leen ñii nag jox nañ leen 40% bu leen xaar 50% dem leen liggéey mais yow lañ la joxoon yëpp lañ la digaale woon defuñu ci dara la nga amoon ak tuuti nga néew ñu foqati ko ngeen bëgg ñu la muñaalee loolu yëpp dem. loolu du dëgg du njub. kon fu mu toll nii tamit tribunal de commerce tamit doxul moom tamit tribunal bi jëm ci wàllum commerce. waaw xam nga mooy la ma doon wax tamit lépp tega tembe. la ma lay wax rek du ma bett ëllëg nga gis ab greffier ad hoc toog fa parce que léegi Sénégal moom gis naa ne justice gëmatuñu dara mooy lu ministre de la justice wax rek nu mu ko bëggee rek gars yi def ko. ah bon mais nag quoi qu'on puisse mais loolu laa gis bu may gis ay greffier ad hoc ñu leen di signaloo ay casier judiciaire jël école bu mel ne c'est centre de formation judiciaire yóbbu fa ay pénitentiaire di leen jàngal directeur bi taxaw di layal loolu mais je me dis que fii gëmu da man. mais ay dañ leen formé. man formation bi 10 jours la formation bi 10 jours. man mii greffier man dama ne non xam nga mi ngi mel ne tey ñu bëggoon ma jël rek ne ma duñ lay dugal CESTI formé la fa sans concours nii dara mais école de formation dafa am critère bu ñu fay duggee jéeg rek kaay dox ma romb kaay ñu ne ma kaay dañu la bëgg a yóbbu CESTI rek formé la comme ça ci fukki fan ñu formé fa ne aja demal taxaw fii mais il faut ma am bac wala ma am licence. dem école def concours ñu xool ma ci ma gën ci tànneef yi ñu formé ma jox ma kii boo xam ne bu ma ñëwee taxaw fii dinaa mën a def liggéeyu journaliste loolu mooy vocation école mais yow mais et puis xam nga li ma ci naqari laaj ma naqari gis nga ñàkkal fayda gi justice rek la amul santé infirmière du gré bañ na infirmière ad hoc nu mu tuddati doo dem télévision ñu la caméraman ad hoc lii justice rek te xamuñu koy def wala éducation est-ce que xamuñu koy def ministère de la justice am te bu ñuy def magistrat yi ñoo koy wax ministre bi ne ko jëlal kii waaw loolu ñoom. yàlla magistrat du siège wala. mooy ñi nekk ministère de la justice. comme ay directeur CFJ directeur directeur yi nekk. ñooñu loolu yow ànd nga si même magistrat yi nekk foofu noonu. yi nekk ministère de la justice. ànd naa ci mais xam nga lan laa bëgg. nañ ko ubbi ñeneen nekk fa. ndaxte ñoom rek bu ñu fa nekkee waru yem si magistrat yi rek ndaxte ñoom rek bu ñu fa nekkee li leen arrangé rek la ñuy def au détriment des autres travailleurs tey grève bi lu bëri. tey seen texte yi lan la wax ñoom rek ñoo fa war a nekk wala. non xam nga texte moom ndëgam texte moom lu ñu bind la du alxuraan du biibal bu ñu ko bindee tey mën nañ ko soppi suba nañu ubbi ministère de la justice ba nit ñi nekk parce que lii dafa garaaw ay professionnels yu ñu formé léegi yokk nañu sax léegi greffier bu yàgg bag la woon léegi licence la léegi grève ñu ne ñu jël ñaari samba sura baale yi ñu far ci mbedd mi ñoo xam ne seen liggéey mooy garde ay détenus ne leen kaay leen ngeen ñëw di toog fa greffier bi di toog loolu ministère de la justice donc la am amul éducation amul feneen dafa war a dagg ndaxte léegi mooy damay wax rek gis nga xam naa dinañ ma mere mais dama koy wax nit da ngay am ngor man am na loo xam ne bu ma ko Malick Sall demandé woon du ma ko def. muy lan. dama ne am na loo xam man bu ma ko def ko demandé woon du ma ko def. mais xam nga ne misi muy sa tànk soo continuer nii radiation bu ñuy wax ay xam nga loolu. man daf ma leer man daf ma leer ndax dinaa reer moom dafa leer ndax dina reer yow jullit dañ la wax ne diwa nga say tànk ngay xeeb non loolu à mon âge diwa nga sa tànk may tiit non bu ma ko defee ma xam ne. yow menaces yi ñuy wax sanction yeeg radiation yi yëngalu la. mais Malick man taalibe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa rek man bokkuma ci de ay nit da lay menacé ngay tiit non bokkuma ci li ma gëm mooy dëgg laay dox samay moroom ñoo ma jiital ñuy xeex ba am dara ay sénégalais yoo xam ne gënuñu ñu ndey gënuñu bàyyi gënuñu ñuy maam ñëw bëgg ko foqati bëgg jàppe seen bopp ay Mamadou bëgg ñu jàpp ay Mamadi loolu ñu duñ ko dul nangu.
mais alors seen grève bi waa Union nationale des travailleurs de la justice muy beneen pàcc. bi nga xamante ni ñoom àndul yéen ak seen ay gis-gis ñoom ñu ngi liggéey grève wuñ wala. waaw ñoom xam nga ñooñu ay jàmbaar lañu suñuy mbokk lañu. waaw ñu ngi liggéey. peut-être non ñi ngi doon liggéey. mais ba ñu demee ba gis ñàkk fayda gi leen bëgg ñàkk loo fayda jël ay sàmba su ay takk der teg leen seen place la ñu ci bëri lem seen i bagage ne ñoom dugg nañu ci grève ma leen ciy félicité ne nit mën nga daanu dans l'erreur mais dëkk ci erreur du yëfu nit on peut avoir des divergences am ay réero mais bu musiba ñëwee ba dugg ci biir kër gi nag nga xam ne bu faagaagalee sa doomu ndey après ci yow lay ñëw ñu ci bëri lem nañu gëm est-ce que ça du ma wax ñëpp sax commencé nañu grève parce que nag lañ doon wax di ko wax dem nañ ba gis ne. ni du dëgg. est-ce que tamit nekkul occasion si yéen wala si ñoom di waa Union nationale des travailleurs de la justice ngeen àndaat nekk benn. xeex bi moo gën ñu gis ñaari. xeex bi sama kuréel ci biiru justice. xeex bi sama yaakaar bi ci gën a rëy. mooy bu xeex bi jàllee. ñooñu ñuy woowee Union nationale des travailleurs de la justice ak SYTJUST nañu delloo nekkaat beneen parce que leer na ñun bëriwuñu on est 1200. bokkuñu ak secteur yi nga xam ne ay junniy nit ngay gis tey gis nga lii gars yi def dañoo yaakaar ci division bu am ci biir travailleur de la justice yi pour sañ ko def waaw loolu mais léegi ñëpp leer na ne xàjjaloo bi paccaxoo bi jaru ko ndaxte tey bu dee syndicat ñeenti nit bu ñu dajalee tam nañu créer syndicat mais est-ce que syndicat woowu mën na indi rapport de force boo xam ne bu la nit agressé di nga ko mën a xeex ñun xoolal détermination bi ñuy xeexee. mais soo leen demee ba nar a juboowaat est-ce que tamit yéen doo leen bàyyi xel bu baax a baax lu leen waa Union nationale des travailleurs de la justice doon reproché ndax ñoom àndoon woon si yéen ni ngeen doon doxalee ci mbir gis nga li ñu doon reproché. ñii yépp gis nañu ne du dëgg yépp duñu doon gis nañu dëgg demoon nañu ñoom lañ ñu doon jiiñ mooy on était de connivence avec le ministère demoon nañu ba wax leen ne ñii ministre bi dañu jënd duñu mës a xeex. alors que ñun dañoo xam ne xeex fitna la xam nga maa ngi lay wax ne yaa ma gën a xam li ma nee naa la taalibe yonent bi la sallallahu taala alayhi wa sallam da daan wax bu leen ñaan jihaad mais bu jihaad ñëwee bu leen ci kenn mën da ngeen nekk jàmbaar man xeex mosuma koo bëgg mais xeex bu ñu la ko imposer da ngay xeex bu yàlla waxee ne da nga ciy loru da ngay loru bu ne da ngay mucc da ngay mucc damay jël ku mel ne nga baal ma Xaalid ibn Walid ba muy dee ci kaw lalam bëggoon guerre dee da doon kaas di wax man xamul fu ma fett jamul maa ngi nii dee comme kii nu mu tuddati comme gëléem gu màgget sama kaw lal maanaam la mu doon nekk ci xare yëpp yàlla dogal woon ne fi kaw loolu lay dee kon nit ki yow bu ñu la jiitalee nga nekk ci toolu xare da ngay xare ak gëm waaw xam ne nag li ci des yàlla moo koy doxe aya ñaari simili yi moo ñu desee ndax tey 16h30 nañuy pare alors abandon de poste bu ñu la doon waxal jamono jële mbir mi réglé na wala. xam nga ay caaxaan mënutoo weesu nga fekk un leader syndical boo xam ne yaa ngi koy gis mu lay gis nga gis ko ay weer xeex commencé rek nga bëgg ko wax ay affaire abandon de poste loolu benn caaxaan la rafetul sax parce que yëfu dafa dem léegi état bi dafa dem ba mel ne léegi. mais fa nga waroon nekk. xaaral dafa war a loolu moom du ma ci tontu publiquement gis nga bu ñu demee. non pare man maa ngi leen di xool ci ay maa ngi leen di xaar ci ay mesures disciplinaires bu ñu demee booba on saura répondre mais lii leer ba leer. loolu c'est une atteinte yooyu ñuy def c'est une atteinte à la liberté syndicale. mënoo nekk leader syndical et tout le temps ngay nekk sa poste loolu mënut a nekk. dina am jour yoo fay nekk dina am jour yoo fa dul nekk dina am charge de travail boo xam ne dañu la koy teggi. mais nag Aya suñu waxantee dëgg yow Dakar rek ngay nekk nag. non li may nekk Dakar rek li may nekk Dakar bëri na mais am na li may nekk Fatick. ah bon bon waaw mais voilà xam nga nit ki xamoo wala dëkkuñu bokk ñu liggéey. Aya Dakar rek ngay nekk de Aya. non li may nekk mais parce que représente man gis nga la mission xam nga damay bëgg tamit may wax man buñ ma jàppee greffier képp. gis nga cër gi ñu jox bâtonnier wala cër gi ñu jox premier président cour suprême nañ ma ko reconnaître ndaxte koo xam ne boo nee grève leen ñëpp grève taxaw leen ñu taxaw kon am na ndombal tàngoo xam ne yàlla moo la ko jox. nañ ko fonk mais ce n'est pas le greffier bi nga xam ne dañ koy boole ak benn président wala benn kii mu koy intimider man
weesu naa loolu. jërëjëf maître El Hadj Ayibou Malick Diop maa lay gërëm baax di la sant ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu doon dalal secrétaire général bu SYTJUST syndicat des travailleurs de la justice maître El Hadj Ayibou Malick Diop di leen gërëm baax di leen sant di leen jaajëfal ba suba incha allah.